asalaamaaleykum papa ñu ngi leen nuyu di la jaajëfal lu bare bari tey jii li nga xamante ni comité local Covid 19 defal na la ko te loolu noo ko gis. waaw asalaamaaleykum bàyyi nii rek moom. waaw asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu waa dëkk bi yëpp commencé ko ci xalifa bi sëñ Ablaye Thiaw maa ngi leen nuyu di rafetal di ñaan yàlla jàppale leen seen taxawaay rafet na bon léegi ñëwoon ngeen fi temps yee andi nu ay raxasukaay ba raxasukaay monté nañ ko yàlla dogal na nekk na ñeenti raxasukaay mais raxasukaay yi nag dafa des maanaam te bunt yi dafa nekk juróom-ñetti bunt léegi kii ñeent la maanaam des na yeneen ñeent pour bunt yëpp mën a am léegi nag maanaam léegi bu yeneen bunt yi amee dana baax ba tey itam ñëw ngeen ni andulu ay masque yi itam ñu ngi leen sant tubaarkàlla maanaam kontaan nañ daal ndax feebar bi ni mu demee ñëpp ci war a jàpp nun nag dañ fe ne di ay liggéeykat ñii di ay góor ñii di ay jigéen yéen ngeen ñëw gis na kat ñii soxla nañ ko leen jàppale ngeen daan déplacé ak seen i matériel ak seen i coono ak seen i jumtukaay ñëw taxawunu kon nag loolu sant nañ leen gërëm nañ leen ñi ngi ñaan yàlla jàppale leen kontaan nañ trop ñi ngi ñaan yàlla mi yor mbir yàlla neen yàlla jàppale ci barke yonent bi jërëjëf kontaan nañ dañoo bëggoon rek bu ko defee rek nga mën a sensibiliser ñi nga xamante ni tey ñoom ñoo nekk ci autour marché bi ñu bàyyi la rek nga mën a joxe masque yi. bon ñu ngi leen koy jox ngir kenn ko ne war ko takk ndax fi mu toll nii maanaam takk masque kenn ko ne war a takk masque pour moytu feebar bi ndax feebar bi nekk na loo xam ne li baaxul te gis nañ léegi mi ngi yokk bu ko defee ñun ñëpp nag kenn ko ne war na ci am pas-pas pour yàlla musal nu ci ndax feebar bi daal moom garaaw na trop ba tax na daal xeex ko bu baax war na te laajul maanaam war nañ ci am farlu war nañ ci am pas-pas bu baax a baax pour yàlla musal nu ci bu ko defee nag lii nag lu ci am solo maanaam fexe ba kuy génn takk masque maanaam bu kenn dem yoroo masque ndax wóorul. dëgg la ñoom tamit ñu mën a respecter tamit les mesures barrières yi nga xamante ni booba tey tamit ñu ngi koy wax. waaw bu ko defee comme ni leen ko waxee rek rajo yaa ngi koy wax alors docteur yi ñu ngi koy wax sëriñ seeg ñëpp a ngi wax kenn noppiwul bu ko defee nag laaj day daaj pas-pas maanaam lii laaju yaacaaral laaj na loo xam ne kenn ku ne war nga moytu bu baax a baax ndax feebar bi te wolof nee na fegu moo gën faju bu ko defee nag nu moytu bu baax a baax loolu ci leen nekkoon te ñaan comme ñëwoogu fi nag yàlla bu mu fi ñëw fii nag ñu ngi sant yàlla ak seegu fi mais ñu ngi ñaan yàlla bu mu fi dugg mukk yàlla bu mu fi dugg. amiin voilà booba tey ñu ngi ci sensibilisation bi ñu ngi gis ni ñi ngi def ay affiche tey ji nag gis nañ tamit ñi ngi defal nañ leen li nga xamante ni moom mooy podo papa bëgg nañ xam ba xam tey ji képp kuy dugg ci biir marché bi tamit mi ngi respecté lii aussi. waaw maanaam tubaarkàlla biñ ko commencé ba léegi ku dugg mi ngi raxasu njaay mii moom moo ne ci bunt bi tubaarkàlla moom tam di ko ci jàpp moom mooy toog fi ku ñëw rek mu la raxasul maanaam lii moom nii moom sant nañ ci daal wax dëgg boobu léegi ku dugg raxasu te comme ni nga ko waxee set gi moom maanaam dafa bokk ci li mën a dindi feebar bi mais salte gi moom lu koy mën a andi la te booba léegi nag ñu ngi koy moytu bu baax léegi joxal njaay Papa Ndiaye ñu ngi lay jaajëfal di la nuyu lu bare bari gis nañ ni yow lañ teg fi nga xamante ni ci la podo bi nekk bëgg nañ xam ñii nii est-ce que tamit ñi ñu ngi koy respecté bu baax waaw man daal fii lay xëy su ma xëyee génne ko su ma ko génnee teg fii léegi balaay kenn di dugg si marché bi mën la raxasu balaa ngay génn di dem sa kër mën na la raxasu ndax jàngoro ji moo gën quoi ndax nii dañuy bëgg a jàppale te fu ñu bëgg a jàppale andil nit ñi lii ndax lii jëfe oon nañu amatoon fi ñu ko doon jooyee ba am ko yàlla dimbali ñi am ko nag kon nag balaa ngeen di dugg si marché bi ti wóoru kenn ku si nekk nay raxasu bu ngeen gisee client bu gan daf leen si moom faire attention ngeen def doucement ndax gan yi ndax ñu wax dëgg yàlla ñu ngi sant yàlla bu baax a baax di julli sa yonent bi Seydina Limaamu Laay ndax it wax dëgg yàlla ñu ngi am ndam te ndam loolu incha allah dañ ko am ñin dañ ko xeex ni ñu ko war a xeexee dañ ko xeexe te incha allah rabbi lépp lu ngeen ñu jox li war dañ ko def rek ngi waaw salaamaaleykum wa rahmatulah. bon baal ma rek nga jégal ma tudd au fait bon par rapport ak li nga xamante ni nii moom mooy panne bi ñun d'après dañu expliqué ni lii da ngeen waroon defar benn tuyau pour bu ko defee ndox mi képp ku raxasu rek dafa war a jaar mais yéen gis nañ ne yéen lii nii panne ngeen tey est-ce que tamit lii xam nga lii tamit jaaduwul. ok léegi bi nga raxasoo fii. léegi suñu biir marché bi. dañ am rigole. léegi man bi ñu raxasoo ba wàcc. damay jël sama pot léegi foofu ndox mi sotti ko fii.
après jël soo bi dam sotti ko soo bi mu dem. bu ko defee mu daal di dem waaw mu daal di dem quoi. ok wax dëgg ndax fii dafa xat. amoo fenn foo xam ne ni man fii def foos quoi. dëgg la dëgg la. dégg nga loolu moo doolee tax daal. ok ñu ngi lay jaajëfal lu bari. ok merci beaucoup maman Soxna Gaye ñu ngi lay nuyu di la jaajëfal lu bari bari gis nañ ni tey ji yow yaa jiite jigéen ñi nga xamante ni ñoom ñooy liggéey ci marché bi ñu ngi lay nuyu di la jaajëfal laay waxtaan. maa ngi leen koy delloo di leen nuyu di leen sant di sant yàlla di julli ci Baay Laay di ñaan yàlla mi am jàmm te moom jàmm yàlla nu yàlla doole defal jàmm. ok maman tey jii gis nañ li nga xamante ni moom mooy feebar bi pandémie bi yow loolu la moo ci sa gis-gis. li sama gis-gis xanaa mu jaaxal waa àddina rek ñu ñaan yàlla nag moom mi nga xam ni lu am mooma yàlla na ko yàlla saafara ñun daal li ñu ñaan ci feebar mbas mii mooy yàlla mi am jàmm baaxu Baay Lay war ma maam Seydi barke kilifa diine yëpp jàngoro ji yàlla na ko yàlla dàq yàlla mi ko fi indi yàlla na ko dàq ginnaaw bu ko dàqee mu defal ñu dimbal def fi xéewal yu yaatu ak jàmm barke Madi Yogi Saa ñun daal loolu rek la ñuy ñaan. ok Laye Makhtar bëgg nañ xam tamit ba xam tamit jigéen ñi nga xam ne ñoom ñu ngi liggéey ci marché bi est-ce que tamit mesure barrières yi tamit ñi nga xam booba tey ñu ngi koy wax ñoom est-ce que ñu ngi koy respecté parce que tamit defal nañ leen fi nga xam ne mooy podo defal nañ leen ko est-ce que tamit ñoom ñu ngi respecté bu ñuy dugg ñu ngi raxas ba bu ñuy génn ñu ngi respecté ñu ngi raxas bu set. tabaarkalla ndax bi ngeen egsee da ngeen fi njagam yi nga xam ne ginnaaw yàlla moom la fi yàlla teg lu ñëw ci moom lay jaar nu koy sant mu farlu ci loolu nag tabaarkalla yàlla daf ko fi indi muy jaamu yàlla yàlla dogal sax moom beneen wasila la yor waaye lu ñu yor ku ko fonkal moom njaay mi mu àndal ak xale yëpp bi ñu egsee dañoo dem ci moom jox ko ni que kuy dugg na nga raxasu maanaam kuy génn na nga raxasu nu farlu ci lool ni ngeen ko waxee da koo placé ba pare nag ñëw daal nu koy digale noonu ngeen ko sante ñun tamit ne du ci farlu di sant ñu fi ñëw ñu farlu ci tabaarkalla noo ngi ci waaw. waaw bon ndax bu ñu xoolee la majeure partie ñenn dañuy dem marché poisson de wuti jën te am na yenn zone yoo xamante ni ba tey ñu ngi déggee ni feebar bi tamit am na ci loolu tamit la ma ci saxal. xanaa nu ñaan yàlla mu musal nu ci rek waaw ndax yàllaay musle ndax ki nga xam ne bu xëyee bu demul marché du liggéey du njabootam du ñu dund bu xëyee dina dem waaw kon dañu ñaan yàlla suñu borom saafara ka rek moom daal ñi mu dal yàlla na ko yàlla saafara barke Seydina Mohamed waaye nag ñi mu dalagul yàlla na leen barke Seydina Mohamed. ñu ngi sant yàlla bu baax ndaxte boobu tey gis nañ ne Cambérène tamit amagul cas yéen tamit est-ce que yéen tamit yéen ngi xeex loolu tamit bu ko defee rek mesure yooyu ngeen jël ko respecté. bu baax noo ngi koy respecté bu baax di sant yàlla di julli ci Baay Laay di ñaan yàlla Seydina Isa mi nga xam ne sunu borom moo dogal moom mooy docteuru baatin bi yal na nu yàlla doolee defal ndimmal barkeem barke baayam barke ñu baax ñépp di ñaan yàlla yal na nu te ñi mu dal sunu borom yal na ko saafara. lii daal ko mu dalagul yàlla na la waaye ñi mu dal yàlla na ko yàlla saafara ñun daal noo ngi ciy farlu lu nu man léegi ban message ngay joxe sa mbokku jigéen ñi liggéey ci marché. xanaa nu jéem a góorgóorlu rek ndax mbir mi dafa laaj set ak farlu set farlu dégg li xam ne moom la docteur yi wax ndax ki nga xam ne soo jaaxlee da ngay dem ci moom kooku lu mu la digal lu ne da nga cee war a farlu waaw ñun daal noo ngi dégg seen ndigal rek wéeru ci sunu borom nag waaye yéen ñi xam ne ku jaaxlee docteur ci moom lay jëm noo ngi respecté seen i kàddu noo ngi koy respecté bu baax di ñaan suñu borom mu dool na coo defal dimbal waaw. ñu ngi lay jaajëfal. jaajëf. papa booba tey ñu ngi def tour du marché bi gis nañ situation bi nga xamante ni tamit marché bi tamit moom la nekkee gis nañ tamit manque d'hygiène bi beaucoup tamit loolu tamit lan nga ci sànni. waaw bon léegi jërë ngeen jëf bon ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal ni ngeen ñëwee ci marché bi rafet na. bon léegi nag comme waxtaan nañu yéen ba pare boo gis nañu digal yu gën digal yoo xam ne yenn yi suñ xel sa jotu ko woon mais incha allah lu weesu tey danaa fas yéene dugg ci marché bi gën a soññ jigéen ñi ak góor ñi ñu gën a seetal marché bi ndax dëgg la ñu ngi ci woon nag ñu doon góorgóorlu waaye bu soobee yàlla lu pare tey daal ñu gën a góorgóorlu ndax feebar bi daal moom laajutul daal bàyyi ko ndax feebar bi comme dafay bañ salte te marché moom ku ne xam na ne la ñuy lekk ci kër yi fu lay jógee kon luy jóge li nga xam ne ci fii lay jógee dem ci kër yi dafa war a set maanaam wurul am dara boo xëy ni maanaam wur looy luy nur ak microbe wur fee jógee te incha allah nag maanaam daan ci gën a farlu bu baax a baax bu soobee moom lu wees tey bu ngi fi ñëwaatee da ngeen xam ne changement am na noo nga ci woon nag mais daañ ko dolli bu soobee yàlla. waaw
gis nañ ni tey ji marché bi 8 portes tamit la am ak fi pandémie tamit toll situation fi mu toll yaakaaroon ne tamit war nañ tamit éliminer yenn portes yi pour bu ko defee ñu mën a xam tamit ñuy dugg ak ñuy génn. waaw xam nga kii raxasukaay comme ni ma la ko waxee xam nga dafa nekk ñeent lañ ngeen andi leen te bunt yi nekk 8 bunt léegi ma doon xalaat ne bu ñu amoon yeneen ñeent pour bunt bu ne am ñu def yeneen bunt yi am mais bu ñu xoolee ba xam ne mun ñu am yeneen dañu mujj bu soobee yàlla damay fexe ñu tëj yeneen bunt yi comme ça bunt yi am raxasukaay rek ñu fay jaar parce que nit di dugg fekk setul loolu wóorul ba wóorul daal fi ñu toll nii daal moom dëgg moom jot na daal pour ñu soppi daal ndax jamono bi daal fi ñu toll nii feebar bi ñi jaaxal nit ñi daal laajutul bàyyi ko daal laaj na daal kenn ko ne nga gën a góorgóorlu baax pour yàlla jëli ko fi. ok léegi ban message rek ngay lancer ñi nga xamante ne ñoo nekk soo autour. message bi may laaj nit ñi daal mooy farlu rek. farlu set takk masque yi. masque yi ngeen andil na kontaan nañ ci masque yi ngeen andi ñëw andil na ko kontaan nañ ci raxasukaay yi xam ne andil ngeen ko tamit kontaan nañ ci bon ñu ngi ñaan nag yàlla mi jàppale leen ci barke Baye Laye. On vient de finir notre caravane ñu ngi nii ak docteur Malick docteur ñu ngi lay nuyu di la jaajëfal lu bare di la wax ne tey ji nan nga jàngatee situation marché bi. waaleykum salaam wa rahmatullah ginnaaw bi ñu sant yàlla julli si sangu sange Seydina Imam Allahi ñu ngi ñaanal tey ziar xalifatullahi fil ardi Seydina Baye Abdoulaye Thiaw Laye mu yàgg fi lool te gën a wër bon Fatou tey yaakaar naa ni caravane bi macha allah mais man damay waxe rek si ñaari point troisième point bi day nekk ay remerciement à l'endroit de la presse ñi nga xamante ne tey ñoo fi ñëw yaakaar naa ne tubaab bi dañuy un esprit sain dans un environnement sain mais man dama ci un esprit sain dans un corps sain autant pour moi mais man dama ci yokk le tout dans un environnement sain ndax tey dañoo ñëw ci li nga xamante ni mooy marché bi te état bi ñu ko fekk très sincèrement yaakaar naa ne am na ay mesures yoo xamante ne war nañ ko ci jël daar pour vraiment respecter d'abord les gestes barrières beneen point bi mooy man j'ai un peu peur dama xaw a tiit ndax ñi nga xamante ni majorité bi ma fi fekk mën naa ne xaw nañ laal troisième âge bi ay mag lan te instant elles sont trop même exposées ndax boo xoolee feebar bi ñoom la gën a sonal te ñaan ñu ko si yàlla mais kum si gën a dal rek ak comorbidité yi nga xamante ne dina ko fekk ci yow gravité bi foofu la gën a amee solo kon tey jii nii suñu yaay yi dañ leen a war a protéger man lu ma sañoon man de bu ma fi amoon yaay tey jii nii dinaa ko ni maire tey toogal kër gi wax dëgg fa yàlla man ma dem wuti dimbali la ndax buñ xoolee ñun on a l'habitude d'organiser des couvertures médicales gratuites mais je peux dire que les 80% des cas yi nga xam ne ñu ngi leen di defal ay test glycémie ay HTA donc bëri na fi lool ci seen âge bi donc ñoom aujourd'hui elles sont hyper exposées te feebar bi ñooñu la gën a sonal ñi nga xamante ne am nañ ay comorbidité c'est-à-dire ay maladies yoo xamante ni daje nañ déjà si ñoom muy diabète muy tension bu ñu ñëwee dal ci ñooñu day gën moo tax risque bi day gën a augmenté wu man daal foofu laa gën a tiite bi ma wëree marché ba pare à part ça mooy l'environnement vraiment c'est à revoir très sincèrement c'est à revoir yaakaar naa ne à grosso modo Fatou li ma gën a marqué tey ci caravane de sensibilisation bi mooy ñaari facteurs yooyu. gis nañ ni yow mi nga xamante ne yaa ngi ci corps médical bi te aussi gis nañ ne aussi tam marché bi hygiène gi cet gi aussi dafa des yow tamit loolu moo ko jàngatee. waaw li ma ko jàngatee mooy li ma wax léegi rek ndax comme je voulais pas prendre beaucoup de temps moo tax ma anticiper ci réponse yooyu ndax tey jii nii état bi mu toll nii lu mel ni service d'hygiène war na fi ñëw lijjanti yenn manquement yi fi am le maire aussi am na ci jota yaakaar naa ne moo jiite comité bi nga xamante ni mooy le comité local de lutte contre le Covid-19 vraiment ñu koy féliciter davantage ci actes yi mu commencé def vraiment yaakaar naa ni combat bi daal le combat continue mais marché bi aussi priorité la ndax tey jii nii bu ma jëlee exemple si le médecin chef ci bureau la toog parfois mën na xam kan ak kan mooy ñëw visite le maire ci bureau la toog mën na xam kan ak kan moo koy ñëw tey jii nii pour visiter ko mais suñu yaay yi nekk si marché bi est-ce que xam nañ ñan ñooy ñëw tey di dugg si kon il faut que ñooñu ñu protéger leen man foofu daal laay lancer un appel solennel vraiment ñi nga xamante ni am nañ fi ay waajur ñu jëm yenn âge yi buñ leen mënee récupérer très sincèrement dëgg la temps yi dur na trop mais feebar bi lu am la
te am na âge bu mu lay fekk rek très sincèrement dina xaw a doy waar waxuma ak nag mu fekkat ci yow yenn feebar yi kon ñun ñi nga xamante ni ñoo nekk ci kër yi ñun ñi nga xamante ni aussi ñoo fi am ay yaay ñuy waxtaan ak ñoom bu dee benn 5000 francs lañ siy gagné buñ ko mënee demee wuti ko jox leen ko ba affaire yi yëpp jàll vraiment man daal appel boobu bëggoon naa ko lancé bu mënul nekk aussi ñoom ñi fiy nekk li nga xamante ni moom la leen andil tey muy masque yi buñ ko mën dee di takk di ko fóot aussi ba mu set di ko paase di ko takkaat ndax man tey masque yi tamit xaw naa ci tiit ndax am na yenn façon masque yoo xamante ni gis naa ko yooyu ñàkk a takk masque sax moo ko gën très sincèrement dafay tilim ñuul kuk tey loolu nga takk mu tilim ñuul kuk li ngay respirer rek tey jii nii bu la joxul coronavirus bi mën na la jox yenn infection pulmonaire yoo xamante ne mooy gën a garaaw loolu donc lu mel ni tuberculose ak leneen ñu ngi fi kon feebar bi daal da di combat boo xamante ni ñun ñëpp ñoo ci war a ànd comme j'ai l'habitude de dire benn participation communautaire moo ci mën a def pour feebar bi jóge fi ndax Macky Sall du fi wàcce pour lijjanti suñuy situation communautaire. Docteur sa kàddu gu mujj ak ban message aussi tamit ngay lancer population Cambérène. bon tey jii di Fatou sama kàddu gu mujj mooy sama 3e point bi rek des remerciements à l'endroit d'abord du président du comité local monsieur le maire ak ñi nga xamante ni ñoo ànd ci liggéey bi toute la force vive de Cambérène bu ma waxee Cambérène nag yaakaar naa ni Cambérène yëpp laa wax les 15 quartiers ndax fii comité bi idéo boobu la am amul Cambérène dañuy sax bañ a wax Cambérène 1 et 2 Cambérène rek la ñuy wax te Cambérène yaakaar naa ne 15 quartiers ñoo ko composé le représentant est là xam naa après dina ci ñëw vraiment di remercier pour terminer ñi nga xamante ni mooy la chefferie et tout le monde dans son ensemble. terminer ci yéen ñi nga xamante ni tey jii nii bu combat bi àggee fii ci côté sensibilisation mooy la presse yéen a ko waral vraiment ñu ngi leen di jox chapeau Jamala FM GG TV ak le réseau câble Sunu aussi vraiment ñu ngi leen di sant di leen gërëm si seen accompagnement ndax ban commencé combat bi ba léegi aussi yéen a ngi ci vraiment nous vous félicitons nous vous remercions encore une fois jërë ngeen jëf allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Papa Abdoulaye ña ngi lay nuyu di la jaajëfal lu bare bare yow nag gis nañ ne yow yaa représenté tey jii nii chef de quartier situation pandémie bi nan nga ko jàngatee. bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam ñu ngi nuyu di ziar bu baax suñu xalifa Baye Abdoulaye yàlla na fi yàgg te wér di ko ñaanal naataango xalifa mi ci réew mi yëpp yal na yàlla defal leen jàmm te yàlla dëppale ñu ak ñoom waaw situation mbas mi situation bu doy war la situation la itam boo xam ne ku mu tiitalul rek booba da nga dul xalaat parce que loo xam ne dafa commencé fu sori ñu naan du agsi ci ñun matagul ñaari weer mu agsi ci ñun kon war nañu xam ne loolu du ay caaxaan li ci ëpp solo mooy du ñuy ay docteur waaye li docteur yi wax nañu doy ñun docteur yi nee nañu ngeen di moytu tey jegeyoo bu ëpp bi wax nañ ne fu ngeen toll ne leen takk seeni masque wax nañ ne ku ci nekk sa buntu kër sax na nga fa def saabu ak ndox moo xam ne ku dugg sa kër ak buy génn mën a raxasu kon loolu déjà lu jàppandal la ci nit ñi lu ñu war a mën a def la ñun ñëpp kon nag yàlla nañu yàlla dimbali ba ñu mën a def loolu ci suñu xel ak suñu xalaat vraiment feebar bi dafay feebar boo xam ne lu doy war la waaye nag feebaru mel ni itam jëkkiwul ci bii ndax bu ñu fàttalikoo dëkk bii ñu dëkk muy Cambérène ci 1914 peste moo tax Seydina Issa toxale ko ca Ndingala indi ko fii kon la mu ca defoon tam defoon na ci ay barrière defoon na ci ñoo xamante ne bu ñu feebaree fa ñu leen di ber ñi nga xam ne dañ ci génn àddina ñenn ñi am na fu ñu leen doon def ñi dëkkoon Yoff mu ne leen yéen toog leen Yoff ñi dëkkoon Cambérène mu ne toog leen Cambérène kon mesures yi nga xam ne jël nañ ko itam yàgg na fi te loolu lépp ci mën a aar doomu aadama yi rek moo ko waral kon lii lépp loo xam ne digle nañ ko ci rek bu ko nit ñi def ay caaxaan nañu xam ne dëgg la gu wér ndax ku xool ci télé yi ak réseaux sociaux yi yaa ngi gis li ci àddina bi yëpp mu mat kon loolu daal laa gis ci côté boobu. macha allah vous en tant que représentant des quartiers est-ce que yéen tamit chef de quartier yi ñoom tamit jël nañ ay matuwaay yi nga xamante ni bu ko defee askan bi dinañ respecté yi nga xamante ni mooy mesures barrières. waaw loolu day
alhamdulilah rabbil alamin ñu ngi ciy jëm lu ñu man xëy na man ci sama côté sax bu ma ciy wax am na comité boo xam ne mu ngi ci sama quartier ay xale yu jeune la ñenn ñi sax ñu ngi ci biir comité bi ñu ci am taxawaay bu rëy parce que bi dara dul dara bi affaire feebar bi ne bërit ñoom déjà jël nañu ay barigo teg ko ci mbedd yi jënd seen i omo ak seen i kotol et tout ça la dugg ci kër yi di ko joxe kon ñoom déjà jógoon nañu avant lii yëpp di am avant comité bi taxaw ñoom jógoon nañu seen de quartier bi ba mu daj mbedd mu nekk ñu def fa barigo ndox def fa omo def fa lépp ku romb dem raxasu loolu tam laay digal sama morom yi délégué de quartier yëpp nañu fexe ba loolu itam law ci dëkk bi yëpp law ci àddina bi yëpp man nag ci sama kaddu laay waxe kaddu en tant que délégué de quartier Médine mais itam kaddu yi délégué de quartier yi Cambérène yëpp la ndax comité la boo xam ne dañ ma ne président bi daf ne ma il faut nga intégrer comité bi représenter délégué de quartier yi kon loolu volontiers man dama ciy dugg bu mu jeex takk ànd cee xale yi may profité tam di remercier ñi nga xam ne ñoo composé comité bi ndax xale yi couche yëpp ngi ci ay ingénieur ngi ci ay médecin ngi ci ay lépp loo xalaat ci kii rek ñu ngi ci mais wàcc nañu seen bopp pour bëgg a sauver seen population moo leen tax a wàcc mbedd mi wàcc naaj wi di dox jël seen i moyens ak seen kii di def kon ñoom tam seen taxawaay yal na ko yàlla gën a jëme kanam en tout cas amuñu lu dul Cambérène amuñu lu dul Sénégal yàlla na fi yàlla dolli def jàmm yàlla na yàlla jële fi jàngoro ci ni mu gën a gaawe amiin léegi ban message moom ngay lancer population mooy rek li ma commencé woon nañu góorlu ci tënku ci li ñu leen sant nañu moytu lépp loo xam ne dañ leen ko tere ndax nit ki du la tere bu état jëlee lu toll ni fête indépendance annulé ko jël événement yëpp annulé ko kenn fawatul kenn defatul ci àddina bépp kon xam ngeen ni sunu borom moom rek moo ko man kon nag loolu nga xam ne yàlla def na ko muy loo xam ne lii mission lay dox rek bu jeexee deenam comme ni fi ay morom ñëwee woon dafa dem kon nañ ci góorgóorlu am ci passé bu mat sëkk am ci taxawaay bu mat sëkk am ci ràññeeku bu mat sëkk loolu daal laa ci amoon lu may dolli nii allahumma salli ala sayyidina Muhammad. waa kay papa ñu ngi lay jaajëfal. di la jaajëfal lu bare bari yow nag yaa ngi ci biir membre comité contre le Covid 19 ñu ngi lay jaajëfal lu bare bari di la wax la tey jii nan nga jàngatee situation bi. alhamdulilah rabbil alamin alhamdulilah bis tey bis bi ñu rafetlu la suñ fixé un objectif à 100% mën na ni xaw nañ ko atteindre romb nañ 90% yi parce que nit mënul matal yàlla rek a matal li ñu am doy na seet na suñu xol ñu defaat beneen deuxième tour ci marché Cambérène am na constat fi defoon te kii di marché parle de rassemblement parle de kii di marché parle de lieu de commerce parle de rassemblement yàlla dogal aussi marché bi li sëpp li ñu consommé ci biir kër yi ci marché bi lay jógee te jàngal boobu ñu tuddee corona te mu jaaxal adduna bi yëpp jaaxal ñëpp ba tax même l'économie mondiale est plombée borom xam-xam yëpp rafet na ne xam nañ ni wax nañ ni feebar bi lenn rek ko mën aare mooy set te set nag yàlla dafa dogal lislaam sax moo ko santaane mais bala nga julli na nga set na nga jàpp sell la te feebar bi yow ñu tuddee corona aussi borom xam-xam yi ne nu microbe Covid 19 moo ko waral te Covid 19 am na say point faible Covid 19 bi mooy lan mooy na ngay set tey sellal cet gaw na leen bëgg di ñaaxaat nit ñi waxoon nañ leen ko ñu bëri xam nañ ko mais terewul pas que lu mu ñëw dañ ko des ko daasaat moo tax moo waraloon suñu deuxième passage fii ci marché Cambérène jëleen ñaax ñi gën a góorgóorlu ci côté hygiène individuelle bi raxas loxo yi jàngaleen aussi nii raxase loxo am na solo parce que ñu bëri nga raxasu mais xam ne ñu raxasoo jàngaleen nii raxase loxo yi les mesures barrières distanciation bi le port de masque parce que borom xam-xam yëpp yi manqué noonu aussi ni que la répétition pédagogique parce que nit ki soo ko wax beneen jàll déedéet da ngay wax di waxaat ba keroog nga am satisfaction si ginnaaw loolu su ne hygiène individuelle sur le plan individuel il faut ñu wax côté environnement bi au niveau du marché parce que parfois soo fi ñëwee marché bi dem embouteillage humain ñii dañuy jaay ñii di jënd day bay ay dajaloo il faut ñu jaaraat fa aussi une deuxième passage bi war a tey ñu lié leen ñu respecté distanciation bi ak yenn matériel xam ne dafa en commun marché bi te soxla woon ko fi du moins soxla watuñ ko fi
ñu jékki-jékki ñu respecté les normes d'hygiène générale daal ci gàttal loolu am na côté mobilisation nag bi ñu démarré bi monsieur le maire ñëwee ak le médecin chef de Cambérène installé le comité de lutte contre le corona à Cambérène dafa am 5 pôles yu moo installé woon sous la supervision du médecin chef docteur Cheikh Sadibou Diop muy pôle médical bi parce que pôle médical moo laboratoire bi fa la xel yi màcce après sensibilisation bi nag il fallait que ñu am bonne volonté yi yëngu ci croix rouge bàjjenu gox les personnes ressources les présidents des ASC góoru mbootaay jigéenu mbootaay groupement féminin yëpp képp nga xam ne am nga ne yaakaar soo ak les imams les guides religieux képp nga xam ne soo waxee sa kàddu dina jàll ñuy sukkandiku si yow ñëw si yow seet si la nga jàppaloon ci liggéey bi parce que li gën metti ci liggéey bi gëm naa ni jéem a changer comportement nit moo metti nit ki li muy wéyee ay 20 ans 40 ans nga bëgg a xëy soppi ko si benn fan wala ñaari fan wala ñetti fan du yomba c'est pas facile da ngay daje nit ñi anti masque fàtte naa ko kër ga kañ ngeen raxas bi muy xëy fajar ba léegi raxasoo ma et il est 15 heures et c'est ce qui est difficile moo tax changement de comportement moo gën metti moo tax pour sensibilisation communication conscientisation bi ñu ëpp liggéey ñoo gën a métti liggéey parce que léeg-léeg sax nga dem di wax ak nit mu tontu la tontu mu ñagas même son maire doo kawoon da nga xam ne xëy na yow sa message jàllul wala boog ka nga dajeel mooy une personne qui est xam ne xelam mooy loolu daal xelu caameen la yor moo tax ñooñu ma jot a tudd muy les porteurs de voix globalement ñi nga xam ne ñu ngi si tool bi di bay ñu leen jaajëfal encore une fois de plus ñëpp nag góor a jigéen mag ak ndaw bàjjeni gox yi waa Croix-Rouge les imams la chefferie traditionnelle les chefs de village les chefs de quartier ñëpp képp ki nga xam ne jàpp nga si ci liggéey bi te pareegu noo ñu ngi lay jaajëfal di la gërëm di la sant au nom du maire et au nom du médecin chef au nom du comité de lutte contre le corona ñu ngi jaajëfal ñëpp di gërëm ñëpp di sant ñëpp képp ki nga xam ne aussi jàppale nga nu sur le plan financier sur le plan matériel ñu ngi lay jaajëfal encore une fois te ñu ngi séntu yeneen ndimbal ku mën a indi liggéey bi jeexagul ah tant que jàngoro bi demul bis nañu si terrain bi te moyens di gën di yokku comme loo indi xeebuñu dara nañ ñëpp jàpp nañ ñëpp jàpp di gërëm na aussi ñii fi ñëw di tax sunu kàddu mën a àgg fa mën fa àgg ñii fi ñëw mooy les journalistes audiovisuels télévisuels les hommes de presse vraiment ñu ngi leen jaajëfal parce que yéen aussi kenn ëpp leen liggéey si waar bi parce que léeg-léeg nit toog salam di wax te fu muy toog di wax kàddu ne ba bitim réew via les réseaux sociaux via les médias yéen aussi ñu jaajëfal ngeen ñu gërëm ngeen yàlla na yàlla fay allahumma salli ala sayyidina muhammadin loolu laa amoon lu may wax daal. lutte contre le Covid-19 tey jii moom moo ko doon amal fii nga xamante ne ni mooy marché Cambérène vu bien que ni takk nañ li nga xamante moom mooy banderole yi on a aussi tamit donné des flyers dugg nañ tamit li nga xamante mooy ci biir marché bi waxtaanee nañ ñi nga xamante ne ni mooy représentant wu marché bi ak maire yi nga xamante ne ñoo représenté tamit jigéen ñi liggéey tamit ci marché bi bon waxtaan nag ñoom sensibiliser nañ mais tamit situation bi ñu fekk fii tamit c'est vraiment catastrophique il va falloir que ñi nga xamante ni tamit ñoom ñoo dëkk ci dëkk bi li nga xam moom mooy monsieur le maire li war na cee dox war na cee wax parce que tamit mesure d'hygiène yi nga xam moom lañ fi gis ça manque beaucoup te loolu tamit yaakaar naa ne li nga xamante dañ koy togg tam mu jëm ci biir ci biir nit ñi dañ cee war a mën a bàyyi xel baax te aussi dafa war a set ñu ngeen di jaajëfal lu waree bay te aussi tam di wax ni les mesures barrières ñu gën ko respecter rek la maxtaar ñu raxas loxo yi ba mu set di takk masque yi di utiliser gel alcoolisé yi la maxtaar ñu leen di jaajëfal lu bari c'était ñu ngi remercier aussi tamit comité bi di remercier aussi tamit journalistes yi di me remercier caméraman yi réseau câblé waa Chinu TV macha allah di jaajëfal Jamalaay FM lu bare c'était tout la maxtaar wa axiru da'waana alhamdulillahi rabbil alamin fi amaanillah jaa ngeen jëf Double digit thousands.